19h30 ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu na mu ko jukki moom Pape Mamadou Seck min ngeen turam mooy ki nga xam ne nag moom moo rëccee woon ca pavillon spécial bu hôpital Aristide bu Dantec ci guddik juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ci weeru juillet wi nga xam ne nag moom la ñu nekk xam ngeen itam teg nañu ko yoxoo fa nga xam ne nag moom moo di ca Daaru Karim ca département bu Mbacké la nekk ni ki tey ji ci suba tey ji itam dina fanaani waat fa nga xam ne nag moom moo di ca kaso ba fukki doomi aadama ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci zone des Niayes bi ca mujj itam di aw soxna ak ñeenti doomam ñoo xamante ni nag ni ki tey jile wala boog démb la ñu rek daal di génn àddina ginnaaw aw accident boo xamante ni am na ci diggante benn camion ak itam benn oto particulier askan wa nga xam ne itam ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Jandeer ak lu ko wër ci la jamono nag li ñuy sàkku moom moo di aw caserne bu sapeur pompier moom Assane Ndir kenn la ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo dëkkee ca Jandeer dañ leen digtal ay kàddoom ci la jotaayu xibaar boobaak léegi nemmeeku ngeen taw mi ci yenn ci ay dëkk fii ci réew bu Sénégal rawatina fi nga xam ne moom moo di Ndakaaru njeexital yi bari na fu ci mel ni fa nga xam ne moom moo di ca zone de captage foofu itam askan wa ñu ngi ci aw njàqare ndax itam ndox ma daw du dugg seen ak makkaan ginnaaw itam benn pàcc ci li nga xam ne moom moo di mur bu li nga xam ne moom moo di rétention bi bu bassin boobee nag daal di fàcc daañu wax itam ci leneen mbokk yi mu soxal wàllu wérgu yaram jàppale ne nag ngir xeex li nga xam ne moom moo di jàngoroy sida mu mel ni nag centre militaire interarmée wi nga xam ne nag moom moo nekk ca diwaan bu Sikicoor daal di jot yenn ci ay jumtuwaay yoo xamante ni dina mën a tax ñuy saytu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo amee jàngoro buñ ci noppee itam daal di leen di pàcc mbokki lu ni mel ay tënk la bu ngeen taaxir la tuuti ma dikk ñu faram fàccee. guddik juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ci weeru juillet wi nga xam ne nag moom la ñu nekk fa la rëccee woon ca pavillon spécial bu hôpital Aristide bu Dantec moom Pape Mamadou Seck ci la jamono itam jàppale ne rek teg nañu ko yoxoo fa nga xam ne nag moom moo di ca Daaru Karim ca département bu Mbacké la nekk tey yile itam dina delluwaat fa nga xam ne nag moom moo di ca kaso ba mu mel ni toll na ci fukki fan ak juróom Mamadou Fall. fukki fan ak juróom gannaaw ba mu rëccee ci pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec Pape Mamadou Seck ñu tegaat ko loxo ba dugalaat ko kon ca cellule ya niki dibéeru tey ji administration pénitentiaire xam na ni ñu mel moom mi nga xamante ni nag dawoon na ñu ngi ko jàppee ca Daaru Karim nekk ca Mbacké fàttali ni Pape Mamadou Seck moom ñu ngi ne dafa bokk rek ci force spéciale yi nga xamante ni ñu ne ñoo bëggoon taal réew mi mu daw ca pavillon spécial bu hôpital Aristide Le Dantec kon ci guddik juróom-ñeenti fan ba jàpp fukki fan ci weeru juillet ci atum 2022 boobu ba léegi nag kàddu yu bëri jib ci dawam googu lay dem sax ba ki nga xamante ni mooy jiitu Pastef daal di yëkkati woon ay kàddu sàkku ci président de la république Macky Sall mu wax fan la Pape Mamadou Seck féete fàttali ni kon moom mi nga xam te ni tegoon nañ ko loxo di Pape Mamadou Seck ñu ngi ko yóbbu woon ca pavillon spécial ndaxte dafa amoon wopp jàngoro gu métti la ñu wax muy pathologie grave administration pénitentiaire xamoon na li ni mel tax ba nit ñi rek doon samp ab laaj waaye itam sàkku ci mbooleem responsabilité yi nga xam te ne administration bi am na ko kon nañ ko fësal loolee sax direction bu administration pénitentiaire bi jàkkaarloo woon ak taskati xibaar yi doon joxe kon naka la Pape Mamadou Seck rëccee woon ca kaso ba dem sax bay sàkku woon ci Pape Mamadou Seck mu dellu si waat ci kaso bi. jërëjëf Modou Fall mbokk yi ñu àddu ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar ci diirug ñetti fan lu toll ci fukki doomi aadama daal nañuy génn àddina ca diwaan bu Jandeer xam ngeen ne xàll wi ak la ko waral vitesse wi nga xam ne itam oto yi ñu ngi koy daw bu ci mujj nag ñeenti doomi aadama ñoom ñoo ci génn àddina di benn soxna ak ñetti doomam tax na itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo ci la jamono mer ba futt la ñu def la ñu bëgg itam bokk na rek ñu daal di leen di taxawal aw caserne wu sapeur pompier ndax jiyee yu ni mel bu amee ñu mën a rawale askan wa nga xam ne itam ñoom ñoo dundu mbir mu ni mel diwaan bu Jandeer ak lu ko wër Cheikh Anta Diop ak Selatir beneen accident bu am fii ci zone des Niayes tolloog Jandeer ñeenti nit ñàkk ci seen bakkan di ab oto bu ndaw mbëkkante ak camion oto bu ndaw bi sax ab particulier la ab moodu moo ko yoroon àndoon ak waajuram bu jigéen ak ñaari rakkam doon dem Ndakaaru ngir jëre ab conteneur ci la leen camion bi mbëkkee ba yéeg seen kaw mbir mi nag mi ngi amee ci diggante Njar ak Gollam nekk ci Bayax ñaari bis yi ñu génn amoon accident bu metti fii ci Lac Talma nekk ci Jandeer amoon juróom benn
ci ñàkkoon seen bakkan tey ji ñeent dolliwaat ci mu nekk mbir mu tiis fii ci zone des Niayes rawatina commune ab Diender daanaka ci diirab ñetti fan fukki nit faatu nañ fii ci Diender ci zone des Niayes ci ay accident yu metti accident bi nag bi mu amee askan wi nag au sapeur pompier yi ñu daw jóge Thiès dikk ci bërëb bi fexe nag ba génn leen indi ay ambulance ñu yóbbu leen ci hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès waaye nag waa askanu Diender rawatina zone des Niayes di wëy di laaj ba léegi ñu tabaxal leen camp sapeur pompier Alassane Ndoye mooy maire ab Diender. mais ku ne xam na ni Tëngéej ba Mboro amul sapeur te loolu dara gënu ko garaaw ñun nag ñu ni nañuy def pexe bi mooy ban ñu fexe ñun état bi ñu utal ko benn site may ko état may ko askanu Diender en même temps ñun ñu jël suñu budget tabaxal leen xanaa bu ñu defee loolu mën nañ ko occuper. leen naqari bokk na ci nee nañu saa yu accident amee ci gox bi sapeur pompier yi jóge Thiès daanaka dañuy def ay waxtu ngir ñëw fii ci Diender rawatina ci zone des Niayes. ñoom ñëpp Cheikh Anta yàlla na suñu borom àtte leen ci li nga xam ne nag moom moo di yërmandeem jàpp leen ne Assane Ndir ca diwaan bu Diender lay yeewoo moom itam teewe boobule accident leneen loo xamante ni nag mi ngi koy ñaawlu bokk na ci xàll wi nga xam ne nag moom moo jëm foofu joye yi nga xam ne itam mënees na ko jur tax na itam muy tàllal loxo ñi nga xam ne itam ay autorité lañ fii ci réew bu Sénégal dikk ak ñoom ci ay ndimbal ñu teewlu ay kàdduk Assane Ndir. toog bi noonu dama ñëw juste yem si. mais vraiment soog bi métti na méttiwaay goo xam te ni kenn mënu la ko nettali parce que xool camion bu 20 tonnes jaar si kaw benn berline boo xam te ni dox na ak pan si ay mètres yu bëree bëri bi pare taf ko si mur ba mënuloo gis oto bi loolu métti na muy fekk boo xam te ni dafa concerné une famille yaay ak ñetti doomam doom bi tukki na jóge Italie ñëw ak ay tarangam indi conteneur dem ci village jëli yaayam ak ay sëram ñëw pour wal leen taranga ji. yaayam xool ko ñaanal ko ñu ànd nañu bisee foofu loolu lu vraiment lu métti li dale donc di ko jaale waa Diender yëpp waa Cëdéem waa Mbijëm waa Toor ak la famille Sarr. li ko waral parce que léegi route de Niayes c'est une route qui est vraiment extrêmement fréquentable parce que léegi oto yi fi jaar bari na boo jëlee camions yi ICS yi Indorama nga jël carrières yi bari Diender xam ni fu ne ubbi nañu fa carrière beneen bi nga jël aussi oto yi di transporter légumes yi xam ni Diender aussi c'est une zone agricole Mboro c'est une zone agricole donc chaque jour des centaines de camions ñoo fi jaar donc loolu tax na ba tali bi il faut que état bi aussi jël ay matukaayam parce que signalisation bi amul beneen bi foofu accident bi amee partie loo xam ne dafa dangereuse parce que il faut que mu am aussi ay doodaan parce que mu mën a amortir yenn choc yi parce que descente la ak beneen montagne benn bi aussi il faut que ñu am une caserne de sapeur pompier parce que saa yu soog amee ay heure la ñu toog pour ñu mën a am ku ñu wàllu il faut aussi ñu am une brigade de gendarmerie parce que ñooñu mën a réguler tali bi beneen bi mooy village il faut ñu am ay trottoir parce que nit ñi amatuñu fu ñu jaar si kaw tali bi la ñu jaar te loolu aussi c'est vraiment dangereux parce que dëkk yi léegi dañoo màgg dëkk yi léegi dañoo développé nit ñi bari nañu donc dañoo am nañu tiit ak njàqare si suñuy doom. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu àddu ci leneen di yile jotaayu xibaar xam ngeen ne boobaak léegi ay fan gi nag muy taw ci yenn ci ay gox fi ci réew bu Sénégal rawatina Ndakaaru ba tax na itam bassin de rétention wa nga xam ne nag moom moo nekk ca zone de captage nag mur ba moom moo daal di fàcc ndox ma itam wutali ca makkaanuk askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo jàpp leen ci yile jamono ñu ngay xuus ci taw mi tax na itam ñuy tàllal loxo nag ngir rek ñu daal di leen di defaral lu ni mel ngir lu ni mel ñu ban koo dundati benn yoon aw dossier la woo xamante ni Mariam Ndiaye Alioune Diagne ñoom ñoo ñu ko defal ngir ñu baaxee leen ko. ñetti fan yi taw yi Ndakaaru feesal na bassin wu zone de captage ba daaneel benn wàllu ci mur ba looloo waral ndox ma dugg ca kër ya. gis ngeen salon bi ni mel wan naa leen image yi donc bu wekkul woon du xale yi jeune quartier bi xale yu góor yi nekk ci quartier bi ñëw jàppale ma. ñoom ñëpp vraiment ñëw jëkkati sama meuble yi yéegalal ma ko au niveau du premier bu du woon loolu kon instant bi kenn waxatu ko kon ba tey maa ngi xalaat di changer waat ay meuble encore te loolu tamit kenn mënu ci dëkk. kër gi nekk sama ginnaaw même chose. lu ni mel moo nekk ca kër ga mu jàkkaar lool. ko yàqu armoire bi ci suuf yére yi daanaka bu dee wone dañ koy sànni parce que avant ñuy dindi yére yi ci kaw fekk na ndox mi jël na ko. armoire bi yére yëpp a tooy suuf ba léegi ñu ngi sànni nañu ñaari paan wala ñett ci ay yére ak ay bagage ak kenn xamul xale yi moom seen livre yi kenn waxatu ko yëpp mokk na rumb. ñaari jumaay ci zone de captage sax dafa taa fii daanaka wàll way jigéen ñi di julli
kenn mënu koo jëfandikoo. situation yi moom jéggi na dayoo lool jéggi na dayoo lool ndax ñaari jàkka yi boo seetee jàkka yi zone de Qatar moo fi nekk mooy jumaa ji Zagar Xawas ak bii mais bii moom gis ngeen situation ni mu mel gis ngeen jàkka yi jigéen ñi gis ngeen daara ji gis ngeen ci biir fi ni mu mel ñaari fan kenn mënul génn fii jàkka ji démb lépp ndox la. mbir mi nag du lu bees daanaka at mu jot askan wi yeewoo gox mi lii la ñuy dund te dara waralu ko lu dul bassin bi. loraange bii nag bokk na ci liñ jàpp ne bokk na ci mooy bassin bi problème bi mooy miir bi mooy daanu toujours boo gisee ndox mi rek miiru bassin bi moo daanu dama jàpp ne mënoon nañu defar miir boo xam ne dana gën a dëgër ni mu mel parce que ñi nga xam ne sax dañuy waxtu duñ technicien dañ ne buñ ko defoon maanaam béton armé dana ko téye ba ndox bi du mën a génn wala bu ko oto mbëkkee du am problème. ça fait plus de 5 ans 6 ans chaque année même point yi ñooy inondé ñooy am ndox ñooy sonal quartier bi ñoom nag chaque année ñu ñëw ak seen i délégation ne dañoo wër bassin bi ne dañuy xool patati mais en réalité du ñu def dara. foo jublu nataal yi ak kàddu yi benn la. fii ñëppay fay impôt looloo ma naqari dañu am problème amuñu problème pour fay impôt mais bu ñu gisee yu mel nii problème yi nga xamante ne ça fait man 4 jours ngi nii xëyuma ça fait 4 jours mënu ma génne sama oto. sonn nañ fi moom vraiment dañu sonn trop ci affaire ndox quoi sonn nañ chaque année nag moom bi day am donc il faut mu jàpp nañu bu baax a baax ngeen jéem a àgg ci place yi ngeen jéem a xool bu baax tamit xam ngeen ko xam kër gi tamit ak ni mel ci biir kër gi rez-de-chaussée bi ak studio bi lépp ndox la. nag commencé wul ren parce que il y a 2 ans mooy taw bi passé bi ko jiitu lii lañ dundoon même chose bassin bi ñu ne mur bi dafa toj bassin bi envahir ñu ndox mi envahir ñu ndoxu Grand Yoff bi yëpp ñëw. moo ne askan wa def na lu toll ci fukki millions ak juróom ngir tabax mur bi wërale bassin bi li leen jaaxal mooy dafa mel ni ONAS daf leen di seetaan. muru bassin bi ko clôturé waxtu amee réparation waxtu amee fissure waxtu amee trou population yi ñooy def seen cotisation pour réparer ko. pour sécuriser bassin bi aussi population yi ñoo fexe ba dépenser 15 millions pour def ko ci mais boobu dara fekku ci administration bi dara fekku ci ONAS boobaa nag dañu ko fi indi fekkuñu fi bassin bi fi la ñu fekk ci di yem fi la ñu fekk waaye li mu ñuy indi ci jafe-jafe ak mbon moo ëpp li mu ñuy indi ci njëriñ parce que ñun suñu benn litre ndox dugg ci. lor nag bu yegsee yàlla moo koy indi kenn mënu ci dara waaye sabab bi nag ci jaam yi day jógee. sabab boobu daal ñu ngi ñaan ñu dimbale ñu ci kemtalaay kattan niñ ko mënee ba defaral ñu miir bi ba nga xam ne buy taw suñ xel dal tey yow mun nga génn sax yow mag mi xool fi ngay jaar waaye est-ce que xale bu ndaw bi mun nga ko wax fi muy jaar. jéem nañu jokkoo ak directeur de l'exploitation et du contrôle bu ONAS ngir mu jox ñu ay leeral ci mbir mi waaye téléphone am dafay sonné rek ci jamono yoo xam ni saa yu xiinee askan way yeewoo zone de captage jaaxle dikkal leen. jërëjëf Mariam ci dossier bu am solo boobu nga xam ne nag baaxee nañu ko ñuy masawu askan nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca zone de captage waaye jàppale ne jëwriñ yi nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu ndox mi moom Serigne Mbaye Thiam demoon na fa ngir daal dafa taxaw seetlu yenn ci ay diggé itam daal na koy amal defaraat mur wa masawu baax a baax askan nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo ginnaaw bi itam suñu ndaw Alxasan Ba def na ci aw tënku yaa. askan wi yeewoo ci zone de captage di wéy di jànkonteel ay jafe-jafe ak ndoxu taw yi bassin de rétention bu mag bi nga xamante ni 6 hectares lay def dem na ba mënta woon téye ndoxu taw bi tax na ba benn pàcc ci mur bi daal di daanu waral ba ay yenn gox yi daal di inondé. bassin bi li muy stocké kooku nettoyé nañu ko bu baax nettoyé woon nañu bassin bi gisoon nañ tamit ne pompe yi nettoyé nañ leen waaye ndox mi ñëw moom la équipement yi attanul. ci taw boo xam ne bii dafa taw lu mat waxtu sans pratiquement arrêté bi mu ñëwee nag miiru bassin bi xam ngeen ne ndox dafa am doole mu toj benn partie miiru bassin bi après loolu tax nag mu dugg ci quartier yi ba laal sax installation électrique yi nekkoon ci armoire bi ba nga xam ne léegi groupe électrogène lay doxee. jëwriñ ji ñu dénk wàllum ndox ak assainissement ay service am waaye itam gouverneur bu Ndakaaru wàcc ci terrain bi ñëw ngir xool situation bi nu mu tëddee tax na ba ñu jël ay dogal bëgg a ñoŋal dispositif bi nga xamante ni moom lañ fa teg. gis nañu benn pexe pour indi fii yeneen ñaari pompe boo xam ne bii million litre par waxtu lay manque donc mu nekk juróom benn million litre par waxtu yi ñu fi fekkoon ñu yokk ci yeneen ñaari million litre par waxtu yoo xam ne mën nañ koo pompe yooyu ñu ngi koy indi di ko installé
suñ ko indee loolu yëpp liñ ci jublu mooy ndox mi nga xam ne fàqe na ci bassin bi ba dugg ci quartier yi mu wàññeeku parce que suñu manqué bassin bi rek ndox moomu day wàccaat ñëwaat ci biir bassin bi comme ça ñoom ñu def liñ ci war a taxaw. joxe nañu ay ndigal ngir fexe ba ñu mën a andi kaaraange jëm ci canalisation flexible ñu fas yéene teg ci gox yeeg goxaat yi Serigne Mbaye Thiam di sàkku ci askan wi mu dugal loo xam ci li ni mel ngir fexe ba jafe-jafe yi ñuy dund ñu mën ko weesu. Alxasan Ba du askan nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ca zone de captage képp dong ñoom ñooy dund jafe-jafe mu soxal itam njeexital yi nga xam ne taw bi am na ko ñu dem ci banlieue bu Ndakaaru rawatina fa nga xam ne nag moom moo di ca caaro yi ginnaaw raay foofee itam jàppale ne ñetti at mi ngi nii ñu door fa aw liggéey boo xamante ni nag nuppeegul ba tey lu ni mel itam juri lor ginnaaw itam nawet bu teru rek askan wa nekk ci li nga xam ne nag moom moo di jafe-jafe ci yile jamono itam lépp lu soxal wàllu dem ak dikk dafa xaw rek taggatémbe ginnaaw itam baat ak tontu woo xamante ni seq nañ ko ak suñuy ndaw Habib Faye ak itam Ismaïla Fall ci reportage. ginnaaw raay jaaxle jamono ji ña fa dëkk xuus la ñuy dëkkee saa yu tawee ba nopp ci biir quartier yi ñoom ñi ñu ne ngir ñu doxee seen ak soxla lu leen tëleen. heure bu tawee da ngay gis inondation dañ ko fi ñemee parce que ginnaaw raay amul canalisation loolu muy problème phare boo xamante ne dañ koy nemmee ci au niveau de ginnaaw raay. boo xoolee yoon bi gi nga dèjà nga gis ndox bi gi nga ndox fu mu toll nii bu tawoon ne nga déplané wu tey dooy am foo jaar sérieux. mu mel ni sax dañu leen a tëj ñu ne ba tax na benn génn kaay rek la am te loolee daf leen a sonal. oto jarul oto duggul oto génnul fii ci tunnel bi te ginnaaw waxee di nga ko tëj benn entrée la am muy tunnel bi sooy génn fi ngay jaar sooy dugg fi ngay jaar mais su amee ndox foo jaar amoo foo jaar. 2 entrées principales moo fi am muy tunnel bii nii ak bi nekk au niveau de cinéma Thiaroye mais foofu day taa feene moom déjà charrette ngay yëg pour jàll. canaux yi nii la ñu koy tijjee buy taw léeg-léeg muy jur ay musiba. dañuy ñaxtu rek di ñaan xam nga bu nekkee gars yi mën nañoo defar ay moto pompe yoo xam ne c'est stable yoo xam ne xam nga day génne si ko ñu ndox bi dem benn yoon mais fii da ngay toog xam nga balaa ngaa jàll fii yaa ma gën a xam. ngir janoog taw bi askan wi ci seen bopp yeewoo ginnaaw raay la ñuy ñaax nguur gi rek moo di mu jeexal liggéey yamu fi door. sànce yoo xam ni net bu ñu bàyyi ko fi net bu ñu fekk ko fi net bu ñu bàyyi ko fi mais sànce kañ lay pare. bind nañ ko def nañ jéego yëpp ngir mën a am canalisation mais boobu ba léegi daal jàpp naa ne ay naxee mbaay la daal. fii moom depuis daaw géej ñetti at a ngi nii xaw ma ñett ma fàttali ko bi travaux yi commencé ba tey chaque année fii moom c'est impraticable. ci jamonoy nawet gi ñu nekk fii ci diwaanu ginnaaw raay xuus day doon loo xam ne mënta ñàkk ci askan wi moo xam góor mbaa jigéen ba ci sax tout tànk yi ñoom seen xel moo ëlëb ndax ndox mooy dugg seeni kër da leen tere nelaw. loolee lañ leen doon baaxee mu ñeel njeexital yi nga xam ne nag li nga xam ne moom moo di taw bi daal dina koy amal ginnaaw loole itam ñu wax ci leneen mu di nappkat yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Lompul xam ngeen ne fan yi ñu génn dañoo tegoon yoxo aw bateau chinois bateau boobee nag lam leen jural ñoom itam ci ay njeexital bari na ginnaaw itam aw xayma toll na ci 200 millions ci suñu ay koppar lañ leen jox ci ndàmpaay fukk ak ñaar képp dong la toll itam ci ay millions ci suñu ay koppar ñoom ñooñu nag jàpp lu ni mel dafa ndaw faaw rek ñu dolli leen ngir rek ñu mën a dabu la nga xam ne moom la ñu ñàkk mu ñeeli jumtuwaay Thierno Fall. jamono yee ci ginnaaw fii ci Lompul nappkat yi tegoon nañu loxo ab bateau chinois bu wàccoon ci seen waax yi di fi nappe ba tax mu yàq seen ay jumtuwaay yu bëri muy nag lu nga xamee ni si ñii di pêcheurs yi ba léegi ñu ngi koy naqarlu. lu tolloog 100 pilotes la yàqal fii dagg seeni mbaal ba ñenn nañu noonu la ñu teere dañu teer xottu gaal indiwuñu dara. waaw xam naa mën naa ci cité tey jii mot juróom fukki nit ñoo xamante ne desewuñu dara dañu mujj di leen jox par benn nder ñaari nder ba tey fii ñu taxaw ni jotaatuñu seen matériel. yàqu-yàqu yooyu nag ñii di nappkat yi ñu ngi ko xayma woon ci lu tollook 200 millions waaye tey jii li ñu leen dàmpe ñoom jàpp nañ ni tekkiwul dara ba ñenn ñi sax dañ ko far gedd. waa DPSP ñu bind ñoom ñu fexe récupérer la leen bateau bi war a fay mu fay leen ko mu bàyyee ñoo bateau bi li ñu fi joxe comme ndàmpaay ba ñu ñëwee kenn ku nekk 100 000 francs la ci am 100 000 francs lan la mën a jënd. nappkatu Lompul yi di ñaawlu bu baax a baax ak ñàkk fulaal gu ñu jàpp ni moo am ci mbir mi ba tax koppar yi ñu xayma woon ngir ñu dàmpe leen ko mënuñu koo jot. mais ñoom liñ si remarqué te gis ko si ñoom bateau bi fay na leen seen xaalis xam nga jébbal leen ko si keesu trésor mu des nag pêcheurs yi nga xam ne tey noo jàpp bateau bi
te ñoom la bota bi yàqal ba léegi ñoom la ñu waroon jotu na ko loolu nag yaa problème si miim réew nuy lancer appel nag di wax ni suñu autorités yi nu bàyyi benn xel parce que bët bu rusul toj. nappkatu Lompul yi dànkaafu nañu autorités yi di xam ne ni bépp bato buñ fi jàppati dinañ fexe ba teeral ko ci tefes gi. même tey guddi gii tey bu ñu fi gisoon bateau chinois dañuy dem dañuy teer bateau te bañuñu ci dara ndax nañu def ñu forcer chinois ba ñu teer ko mën nañu nooñu def forcer ko ba mu teer bateau bi. mbooleem acteurs yi yëngu ci wàllu napp gi ca bokk ci INAPAS ñoom ñoo daje woon fii ci diwaanu Lompul ngir waxtaane jafe-jafe yi nga xamee ni si jamono yi yëpp ñu ngi koy nemmeeku ci seen liggéey. ginnaaw yi jafe-jafe xibaar bu neex mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di wàllu wér-gu-yaram jàppale ne nag centre militaire interarmé wa nga xam ne nag moom moo nekk ca diwaan bu Sikicoor daal dinay daloo jumtuwaay woo xamante ni dina mën a tax lépp lu ñeel paj mi ci wàllu sida gën a ñoŋ mu mel ni itam moom Youssouf Tine médecin chef bu région bu Sikicoor di rafetlu bu baax a baax lu ni mel naka noonu itam mu ñuy wax unité de charge virale lan la wundu ci bile élément ñu teewlu. plateforme charge bu ñu wax plateforme charge virale mooy appareil la boo xam ne dinañu permettre ñu mën di saytu ñi nga xam ne doomu jàngoro yi nekk ci sunu biir yaram ak quantité bi nga xam ne moo ci nekk bii di saytu li nga xam ne mu ngi jëm ci doomu jàngoro bi nga xam ne mooy VIH. am na importance ñu installé ko fii ci biir Ziguinchor parce que dafa ñëw dolleeku ci vraiment effort yi nga xam ne état du Sénégal mu ngi koy def ak ay partenaires am ngir relever yëkkati li nga xam ne mooy plateau technique bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee bi Ziguinchor. am na yeneen plateforme yoo xam ne jotoon na fi am benn mu ngi ci hôpital de la Paix beneen boo xam ne mu ngi centre de santé bu Silence ak waa ENDA installé woon ko fa ak yeneen yoo xam ne yu ndaw yu nekk ci district yi waaye li nga xam ne jafe-jafe yi ñu am assez souvent mooy que plateforme yooyu yenn saa yi da ngay gis benn boo xam ne day tombé en panne wala benn boo xam ne am rupture réactive te yooyu bu amee dafay dagg li nga xam ne moom mooy faj bi ak topp bi nga xam ne ñu ngi saytu population yi nga xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro bi kon plateforme bi dinañu permettre ñun tey bu amee peut-être yeneen difficulté ci yenn plateforme mu mën a am li nga xam ne moom la ñuy tuddee continuité wu service bi parce que bu ñu ñëwee fii dinañ mën a continuer vraiment di saytu population yooyu. ñu des ba tey ci wàllu wér-gu-yaram bi la yoon tam wér-gu-yaram bi ñu jagleel ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di mala yi moo xam fas wala bokk mbaam ci la jamono nga xam ne nag ci nawet bi la ñu nekk yenn saa yi dañuy faral di ami jafe-jafe wala ay jàngoro yoo xamante ni da leen di dàpp tax na association des vétérinaires diwaan bu Mbour daal di jaaju bi ngir rek daal di leen di pàcc naka noonu itam saytu li nga xam ne moom moo ñeel seen wàllu wér-gu-yaram Abdourahmane Diallo Mamadou Guèye ñoo ñu teewal ca diwaan bu Mbour amal nañ aw reportage ñu seetaan. nan la ñuy fexe ba mbirum njàng mi ak mbirum santé bi mooy fekk ñu mën a diggante waxtaan parce que xam nañ ne bu jafe-jafe amee. mu ñeel beneen ab élément boo xamante ni itam daañ leen ko digtal laata rek ñu yëkkati jotaayu xibaar yi la ca diwaan bu Mbour Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye bi ñu defal mu soxal itam fas yi ak mbaam yi association des vétérinaires ci la jamono bëgg a amali pàcc def kéem kattan ba rek nag ci jamonoy nawet bi le ñu daal di jotee li nga xam ne nag moom moo di seen wàllu wér-gu-yaram bu fekkee élément bi yemb na ñu digtal leen ko dellu siwaat ci plateau bi. ko politique bi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne dibéer yu ñu dëgmal daañu amal élection législative yi doon bés wi nga xam ne sénégalais yi daañu dem ca mbañ gàcce gi daal di votel ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fas yéene toogal ca pencum ndaw réew moom El Hadji Pala Mbeng nday ji réew di sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci langu ko politique bi ñu jiital li nga xam ne moom moo di jàmm bu ko defee mun mën a des fii ci réew bu Sénégal ñu teewlay kàddoom ci micro Ousseynou Diop. di wax ni ñu ngi jëm ci ay élection semaine prochaine. dañu bëgg a jàmm ci réew mi moom la ñuy wax ñëpp jiital ci président de la république bi nga xam ne moo tàllal loxoom di woote jàmm kon na ñëpp teg ci loxo boobu ngir jàmm am ci réew mi jàmmi réew mi nag am na solo ci ñun te danañu fexe ba jàmm am ci réew mi ñu ngi ciy woo këri diine yi ñu ngi ciy woo état ñu ngi ciy woo borom ndombu tànk yépp nag pour que ñu am jàmm ci réew mi élection day jàll réew mi day continuer ñu wax nag ni képp koo xam ne tàllal nga loxo jàmm danañ teg ci sa loxo jàmm ku tàllalu loxo jàmm danañ la xañ jàmm te nekk ci jàmm duñu bàyyi kenn di taal réew mi
du ñu bàyyi kenn di wax lu yàq réew mi ndax réew mi noo yéen a ko bokk. diwaan bu Ndar la yëkkati yooyu le kàddu foofee la ñuy def sa wax ci leneen mu soxal li nga xam ne nag moom moo di rawante gaal lu ni mel itam tax na ñu bëri ca askan wi joxante yoxo mu doon lu am solo loo xamante ni nag dina dajale ñenn ci ay doomi Ndar Ousseynou Diop Abib Seck ci reportage. régates yu Ndar yi ci atum 2022 bi amal nañ ko ci dex gu mag gi fii nag askan wi nga xamante ni ñëwoon nañ ngir daal di teewee xew-xew bu ni mel daan nañ ciy am mbégte. ndax bés bii dafa nekk bés bu spécial régates yi. ñu nag maire yi ñoo ko ànd di ko def tey wax dëgg yàlla mbégte la Mansour Faye amul lu mu deful pour bés bi réussir gouverneur bi toog amul lu mu jàppalewul le préfet ñëpp ci jàpp pour journée bi réussir en tout cas ñu ngi sant yàlla. ñu ngi gërëm waa Gendar yi parce que li ñuy organisé Europe sax mun ñu ko organisé rawante gaal dafa nekk suñu cosaan. régates yi war nañ ko gën a soqali fexe sax ba lu jëm ci wàllu bitim réew di ca bokk mooy xalaatu nag mairie bu Ndar. loolu mooy lan mooy régates yi nga xam ne kay organisé mu nekk une compétition ñu xool ñu ko mën a def de telle sorte que mu nekk une compétition internationale parce que loolu non seulement dafay développé waaye mën na indi koom-koom ci réew mi. ren jilee juróom ci ay course la ñu amoon ñeente mujj jaar ci yoon quartier bi di dàkk wane bu baax a baax seen mëneen ci wàllu joow tax na ci ñetti course yu mujj yi ñaar yëpp ñoo ko jël benn bi nag ba tey jilee amul verdict comité d'organisation bi ni daañu joxe li nga xamante ne mooy verdict bi. jury bi ñëwul lu ñu mën def rek mooy daal di tas manifestation bi bu ñu demee ba yegg nag incha allah ci semaine bi vraiment ñu woo leen. régates yi ñu amal ci Ndar nag dañ ko war a gën a fonk ndaxte bii rek mooy xew-xew boo xamante ni jëm na ci wàllu sport ak li di culture di dajale doomu Ndar yëpp. sport football jàppale ne nag ASC HLM bu Ndakaaru daal dinay dabe ci li nga xam ne nag moom moo di Ligue 2 professionnel bu ñu sukkandikoo ci entraîneur bi nag di xamal ne lu ni mel liggéey bu yàgg la boo xamante ni boobaak léegi mi ngi ko doon amal moom Aliou Ousseynou Sène ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Paté Anne. ñun liggéey moo ñu ñor suñu àdduna yëpp dañ ko football bu may foo sax damay football sama waxtaan yëpp football lay xool nan lay def ba li may def ànd ak ñi ma nekkal donc sant yàlla fu yombul woon trop moom laa waxoon que Moussa Banana am na lu mu fi teg man bu ma fi bëggee nekk nit wala ma nekk entraîneur damay teg lu mu fi gënoon teg. ça dépendra des dirigeants ñoom ñooy xool nu ñu ko bëggee ak lu ñuy def voilà ñu dem jëli ji parce que man bi may ñëw fekk naa ñu tegal ma équipe. waaw parce que recruter nañ ma woon ay joueurs yu joué deuxième division première division ñenn ñi ay international. li ma leen wax mooy yéen mënu ma leen jàngal football. mais dinaa góorgóorlu ba jox leen ngeen am envie football. je l'ai réussi. bu Papis Badiane di entraîner chaque jour pour footballaat ku ñëpp yaakaaroon ne bàyyi na football Bass Touré Youssou Diop nga jox leen envie que chaque jour ñu jiitu xale terrain man defe naa man ndam boobu rek laa si am di sant yàlla li si des yëpp HLM ko moom ak Pape Moussa Ndoye Aladji Sow. loolu samay dirigeants yi ñoo ma koy wax parce que man comme li ma leen wax man defi rek laay liggéey buñ ma ñëwee ne dañu bëgg équipe bi dem première division dinaa leen wax leen jëlal leen ma joueurs yi ñu dem première division et puis nag ngeen def ay moyens bu ñu tegee ay moyens lépp yemb waaw bu ñu mënee première division dama naan acca du ma si sax hésiter incha allah. supporters yi gis nga leen ni ñu mobiliser wu nii dama leen di gën a encourager ci li ñu def nii parce que ñoom lañ fi nekkal ñun lañ fi nekkal ñoom ñoo ñu dénk équipe bi ASC HLM supporters yi ñu dénk équipe bi dëkk bi ñu dénk équipe bi pour 4 ans mandat 4 ans on a fait que 19 mois dans comme président ASC HLM ñu joxoon ñu objectif 4 ans yi yóbbu leen ñu ci Ligue 2 4 ans yi 19 mois la ñu dem. waajal bi li ngay gis nii yëpp doomu HLM lañu ay jeunes yu déterminés ay jeunes yu am fu ñu teg seen bët. mbokk yi boobule élément fa la ñuy jaarale daal di buural jotaayu xibaar yi yëkkati jotaay jot na léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Sara Cissé dina fi teew jukkil leen xibaar yi ci kàllaamay français bu noppee itam bu tolloog 20h30 dinaa dellu siwaat baaxee leen li nga xam ne moom moo di journal de la campagne incha allah léegi mbokk yi jaa ngeen jëf.